opération de cette envergure en termes de déplacement d'infrastructures se fasse dans notre pays malade yi fa nekkoon yëpp secrétaire yi xam ne ñoo leen doon jox seen rendez-vous yor nañ seen numéro de téléphone yi ngi leen di woo bi ñu tàmbalee joxe délai bi daje nañu ak liggéeykat yi ba ñu génnee benn plan de redéploiement ñu partagé ko ci presse bi yëpp naam nag mënut a ñàkk ay jafe-jafe ñi ngi ci makkawaat ñëpp waaye li madame le ministre wax président République wax ko mooy ñëpp ñi doon liggéeyee Dantec du ñu ci dàq kenn ku ci nekk da ngay continuer garder sa salaire motivation yi ñu daan am tamit dañuy continuer di leen ko fay dalal xelul liggéeykat yi ministère de la santé mi ngi ciy liggéey pour que nu mu gën a oyofee mu yomb ko oyof ko ci malade bi. ki nga xam ne nag moom moo di directeur des établissements publics de santé di docteur Ousmane Dia moom daal dina xamle ni personnel administratif bi dañ leen daal di rek ñaan ñu daal di des seen i kër ba ñu jënne leen rek seen i lettres yi wane ni daal dinañ leen toxal feneen daal dina itam wax ni am na sax yoo xam ne jot naa jënn ba daal dinañ ko fësal ni ki dem moom docteur Ousmane Dia ñu teewlu ko ci. dafa am loo xam ne moo ci nekk mooy du ñëpp le ministère am dogal ci ñoom ministère ñi nga xam ne am na dogal ci ñoom ñooñu notes yi bind nañ ko ba affecté leen. mooy contractuel u ministère ak fonctionnaire ak agent de l'État ñooñu def nañ la ñu war a def te nañ ko defee mooy comme li ñu ko réglementation bi mayee rek mooy dañu ñëw defar ay note d'affectation jox ko suñu jëwriñ mu signé ko comme ça tey ak suba ñoom ñëpp dinañ dem si fi nga xam ne foofu la leen affecté ndaxte damay fàttali ne képp ki nga xam ne chef de service nga woon biir Dantec médico-technique dañ la woo laaj la nan nga mën a àndal pour liggéey ak ñoom ba ñu joxee liste bi ba ñu stabiliser ko si la ñu jël liste bi nag yónnee ko. ci lu jëm ci wàllu toxal googu nag gis nañu ci fi nga xam ne moo di hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay bokk na ci bërëb yi nga xamante ne daal dinañ ko tànn ngir rek bërëbu fajukaay yi ñu tànn ngir daal di fa toxal ay service tey ji sax nag ñoom gis nañu service yooyu fa toxu si daal dinañu tàmbalee liggéey muy mbir moo xamante ne daal dina indi ay coppite ci wàllu doxalin wa foofee ci hôpital ba dañ ci ànd ak reportage Abdou Aziz Sow Dabakh. yenn ci service Dantec yi ñu indiwaat leen fii ci Dalal Jàmm yenn yi sax door nañu seenub liggéey lu mel ni service oncopédiatrie bile. fekk ñoom bu ñëwee fekk nañ 8 lal yi yemb di leen xaar. médecin Dantec yi moom moo ñaari oncologue yi ñoom ñëw nañ. dalal nañu wax dëgg yàlla leen rek mooy problème bi mooy ñàkk ay ventilo ak moustiquaire ak lekk bi. dañuy mélanger équipe yi. ñaari infirmière yi nekkoon onco Dantec ak ñaari infirmière nekk fii comme ça mooy ñi nekkoon onco mun aussi formé waale ñi nekkoon fii. équipe paramédicale bu pédiatrie bu Dantec ñu ngi fii volontairement ndax kenn si ñoom jotagul kayit ni fii nga war a liggéeyee. équipe bi nekkoon fi kese mënul gérer malade yi yëpp. ñu ngi ñaan vraiment infirmier ñun maintenir leen fii ci service de pédiatrie bi Dalal Jàmm. muy chirurgie benn wàll ci orthopédie ak labo yi yile service installé guñu leen naam sax yenn ci seen i jumtukaay teew nañu. ñu ngi xaar chef de service bi mu ñëw ñu installé ak moom parce que mënuñu jël ay bagages rek ñun installé ko fu ñu neex. ak tëjug hôpital de Dantec lim bi fajoo fii ci Dalal Jàmm yokku lool. xëj na site yi ñu redéployé seen yenn activités yi sori na leen ba nga xam ne tey préféré nañu ñëw Dalal Jàmm. hôpital bile dalal lu ëpp ci service su la Dantec seenub installation ñu ko koy def ndànk-ndànk. jaajëf Abdoul Aziz Sow Dabakh jàppale ni rek ci lu jëm ci wàllu rek toxaluk yenn service yooyu nag lu jëm ci wàllu pavillon spécial bi moom jamono ji daal dégguñu ko boole ci programme yi ndaxte kat gis nañ ni foofu lu toll ci ñeent fukki nekk mbir moo xamante ni itam daal dinañu gis ni ba léegi rek nañ lañ ca xamle moo di ne dinañ leen toppatoo foofu ba ñu wér daal di leen ni wasaarewaat ca bërëb tëjukaay yi nga xamante ni fa lañ leen daal dee woon jénne maanaam ci fanweer ak juróom-ñaari établissement pénitentiaire yu Sénégal yi Alaaji Mamadou Mansour Diop gis nga ko kon mu mel ni coowal hôpital Aristide Le Dantec ba léegi fayagul mu mel ni njaw dese naw xambin mais tey au moins ministère de la santé li ñu def tey ci wàllu am na évolution par rapport ak ndëgën si démb bi liggéeykat yi yendoo ca fa ñuy fajoo di def manifestation ngir ñàkk am orientation dañoo yeex nag mais ñu ngi commencé parce que def nañu communication bi dem ci rajo yi ngir wax service bu nekk fan lañ ko orienté ci place yi nekk Sénégal c'est quelque chose loolu lañ doon sàkku ci ñoom beneen bi ci des mooy ñaari kilifa yi génn nañu ki nga xam ne moo yor personnel bi wax ni koo xam ne jotugoo orientation na nga toog parce que ñu ngi ci yow mais loolu c'est une bonne chose lu xel mën na nangu la parce que yàgg naa am ci liggéey ñu ni la toogal dinañ la yónnee lettre bi wax yow fan ngay xëy lu yàgg am la beneen bi ci mujj itam mooy ñu ngi gën a baral jéego yi comme ni ko Ousmane ci waxee sànq liggéeykat yi loolu lañ doon demandé yéex gi mu yéex nag loolu lañ doon wax ministère de la santé échec bi nga xam ni échec nañu ko ci tuxal gi ñu tuxal hôpital La Dantec mais léegi comme ñu ngi ciy def ay jéego dem nañu hôpital Dalal Jàmm ñun suñu bopp dafa reportage
gis ñi fajkat ñi faju patients yi ñu ngi commencé ñëw bu ñu ko defee Mbao bu ñu ko defee Wakam gis ni yëf yi am na amélioration bon je pense loolu dootul nekk coow li nekk coow te Sénégal yi war ci bàyyi xel muy toujours dañuy topp forme ba bàyyi fond dañ delluwaat ci hôpital ba nag xool kañ lañ koy toj bonne société koy toj xool lu tax ñu toj ko nan lañ koy tojee dafa na ci ay matériel fu ñu koy yóbbu bu ñu noppee kan moo koy tabax lu ñu koy tabaxee fu financement bi jógee ban entreprise moo koy tabax bi ban durée lay am bu ñu noppee délimité wu hôpital bi la ñuy wax ni moom moo fay am est-ce que muy gën bi fi nekkoon wala déet yooyu yëpp yeneen yi sas la yu nekk suñu kanam nga xam ni dafa laaj ay précision yu da ngay taxaw ci kanamu nguur gii nga xam ni dañoo lajj ci santé ba lajj ba passé lajj mais ñu topp coow yi nii orientation wala déploiement dañoo lajj c'est-à-dire nag booy xeex ak koo xam ne nag dafa bari doole te dëggam bariwul da ngay am ay précision de taille ci li ngay wax di ko joxañ dañuy delluwaat ci hôpital ba di ko suivre nag bu baax a baax xool hectares ya ñu joxe ci suuf hôpital ba kan lañ ko jox ban société la lu ñu fay def lu mat a bàyyi xel la lu ñu fay def lu mat a bàyyi xel la yooyu yëpp nag ci lay woo Sénégalais yi ñu vigilant ci lay woo surtout waa société civile surtout vous la presse ngeen bàyyi ci xel bu baax gis nga ñi leen ñi mënoo fexe ba duñu leen déplacer mais comme ñi ngi def effort di communiquer au moins wax dëgg yàlla commencé na def communication loolu bu ñu ko toppati yaaxat yi nekkatul problème bi sëb la lëkk bënn nga ci biir ñu delluwaat ca biir ca gag ba ngagu sëb ba la ñuy delluwaat nag foofu la njuuj njaaj yi di feeñ nag yépp nag pour mu wane échec ak lajjite kilifa yi nga xam ñoo jiite réew mi. Léopold Tamba boobu ba léegi coow li bëri waaye mu mel ni nguur fi mu tegoon tànkam dindiw ko fa mais mu mel ni ku xam bu baax fi mu jëm. fu mu teg tànkam du ko dindi mais man li ma ñëkkoon constaté mooy bu ñuy wax ne que dañuy toxal hôpital bi ñi fa nekk mais hôpital boo koy toxal wax dëgg ak yàlla ngay jël matuwaay je savais ne que pertinemment mënuñoo jóg rek un matin ñu ne dañuy toxal ñëpp c'est pas possible parce que y a des autres hôpitaux yoo xam ne tamit il faut que ñu aménager leen pour mun a recevoir ñi nga xam ne ñoo jóge ci hôpital La Dantec donc bu ñu créer benn espoir auprès de la population ñu ñëwaat gis loo xam ne lu contraire par rapport ak lu ñu doon wax donc ça pose véritablement problème mais comme nu Mansour waxee ni que titre foncier bi mun nañu xam il faut war nañoo mën a xam lan la ñuy def li nga xam ne moo ci nekk comme ay hectares yoo xam ne fan lañ koy allouer ak kan lañ koy jox ak yooyu parce que loolu tamit askan bi la moomeelu askan bi la du moomeelu président de la République donc il faudrait que yenn yi buy am wax dëgg ak yàlla ñuy mun a di jokkoo ak askan bi di leen wax lu ciy dëgg mais bu ñu jéemee jël affaire yi ñu muur ko ak sagar boo xam ne bu ñuul kuk kenn du mun a comprendre na mbir yi demee tey jii man maa ngi doon liir xaw ma ndax c'est vrai am déet ñu ngi doon wax ne que am na ñoo xam ne dañu am ay complications sanitaires parce que ci toxal bi la mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai mais yàlla rek a xam loolu fa Fatoulaye Mbaye Diop daal ni ci gën a dindi dinañu wax itam ci lu jëm ca fi nga xamante ne moo di ca diwaanu Géejawaay foofu nag sapeur pompier yi daal dinañu rek xam le ni ci diggante weeru mars ak weeru juin lu toll ci fanweer ak ñeenti nit daal dinañ fa lab bokk na ci ñooñu nag fukk ak juróom-ñett yoo xam ne dañoo mujjee ñàkk seen bakkan loolu nag waral tey ji ba société civile bi way politique yi ak waa sapeur pompier ak police daal di amal ab lël goo xamante ni ñu ngi ko jagleeloon wecconteeg ay xalaat wala ñaaxante ngir nag daal di mën a dakkal jafe-jafe boobule foofee dañ ci ànd ak Tidiane Diallo. noyade yi ñuy nemmeeku ci fan yi ci plage yi nekk ca Géejawaay kilifa yi pare nañu ngir jël ay mesures. que ce soit muy préfet la police ñu fexe ba nga xam ne daal vraiment plage bu nga xam ne dañ ne plage interdite la ñu fexe ba bu ñuy dem di féexlu tamit ñu bañ a accéder ci plage bi commencé nañ ko naam parce que tout le temps boo rombee Malibu plage di nga romb police ngi taxaw di nga romb sapeur pompier mi ngi taxaw mais ñu gën ko ñoŋal. partenaires yi nee nañu ñoom tamit dañuy dugal seen loxo ci mbir mi ngir accompagner ville de Géejawaay. ñun en tant que partenaire dinañ ci taxaw lañu ci soxal tamit mooy ci wàllum budget naka la ñuy fexe ba renforcer li nga xam ne tey mooy direction yi koy toppatoo pour mën a am ay jumtuwaay yu mat. organisateurs yi nee nañu dañuy def ay recommandations ngir ñu jébbal ko kilifa yi nekk ca Géejawaay. police a ngi fi sapeur a ngi fi bàjjanu gox yaa ngi fi imam yaa ngi fi les mouvements de jeunesse Scout Croix-Rouge ñun ñëpp ñu ngi fi. collaboration avec les autres maires des 5 communes à travers l'intercommunalité ñu xool ensemble naka la ñuy def ba régler définitivement le problème des noyades à Guédiawaye. imam yi ASC yi société civile bi ñoom ñëpp teewoon nañu ci atelier bi te adjointe au sous-préfet bu Guédiawaye présidé ko.
Alaaji Mansour mu mel ni kon ay chiffres yu jéggi dayalo diggante ñetti weer fukk ak juróom-ñetti nit daal di ñàkk seen bakkan ci géeji géejawaay mu nekk mbir mu doy waar. vraiment du ma jël lépp teg ko ci nodd nguur. wayjur du ma jël lépp teg ko ci nodd wayjur. parce que boo seetee xale yi ci dee diggante fukk jàpp ñaar fukki at. te lu ci bëri ay élèves lañu. ay élèves lañu. wayjur yi daw nañu bay bëgg a dee. aaye nañu bay bëgg a dee. nguur itam li mu man mooy jël ay policiers teg fa jël ay garde teg fa ba noppi def information li ci des question de discipline la te dañu nekk ci benn société boo xamante ni bii li doon tiitloo ndaw tiitlootul ndaw te bindkat yi wax nañ ko ba tey bu ñu demee ba li doon tiitloo ndaw li tiitloo ndaw tiitlootu ko ndaw yi dund ci fit faw dee ci ñoom bëri. est-ce que dañuy toll ci génération boobu la det mais doo xam ban feetu phénomène la mu ngi mel ni immigration clandestine bi prétexte bi ñuy teg mooy dëkk bu naqadi mais dëkk bi ku nekk xam ne naqadi na mais saa bi ngay dem yow am na koo tane koo fi bàyyi te demul xaru ji parce que amul certitude ci ba xam ba dina yegg wala det place bi sangu fi wóorul mën ngaa dee. mais est-ce que ku xam ne boo yeggee doo egg di nga yegg. mais mook place bi dafa am kàmb. parce que foofu la yar bi di amee solo ci sama gis-gis parce que ki nga xamante ni yar nañ ko ba bu ñàkkee bañ a ñànki wala bu ñàkkee ànd ak sang-froid ak hauteur bu koy may mu mën a muñ loolu suñ ko yaree noonu bu ñàkkee du dem dugg ci guuta gu mel noonu. dañu raté ci éducation bi def ci njaboot ragal. dañu raté éducation bi def ci njaboot ragal. dafa laaj dégg-dégg bu fekkee. gis nga ci yenn société ci yenn village yi ci gox-goxaat yi nekk ci Sénégal parce que gox bu nekk ak dëkk yi xaw a gën a sori nekk ci village yi ni ñuy éduquer seen ay doom du ma def kat parce que mën naa am sama papa yëg ko te dama dóor dama ragal loolu ragal la goo xam ni day tax doo def mais loolu moo dañ léegi ci xolu xale yi toujours da ngay gis ni ñu koy interpréter day tegu ci passion rek nii parce que xale bi dee na way jur yi dañoo sàggan way jur boo gis mu ngi def bay bëgg a dee. wala ñu ni kilifa yi dañoo sàggan dañ ci war a taxaw mais boo demee Malibu yaakaar yi man du ma fa gëj du ma wàcc di xool mais dinaa ñëw taxaw xool situation yi gis exactement ni muy demee mu wóor la ni majorité élèves yi fi nekk tàgguwuñu seen i waajur bi ñuy ñëw. et soit reefa mun na fee am xëy na nag reefa mun na ci am. mais jamono la joo xamante ba léegi bu fekkee logique moo tax ngay wax bu fekkee logique ak xam-xam moo tax ngay wax gisaguñu. problème bi fan la nekk moom mënoo ko teg état mënoo ko teg waajur mënoo ko teg aussi génération bi ñu nekk mais gisaguñu problème bi. Léopold pour yow lan mooy jafe-jafe. waaw Mansour ci diggante état ak waajur yi. ci diggante bi sapeur yaa nga fa. gendarme yaa nga fa policier yaa nga fa. te aussi bu ñu commencé di gis ne que ñu ngi am maanaam ndox boo xam ne bu kawee. doon def sensibilisation autour des quartiers. autour des élèves autour des enfants. pour ne leen que ndox bi dina régulan ba nga xam ne day dem ba fees ba léegi da ngeen di moytu ngeen di wàcc di génn parce que la plupart du temps que mënul fay. su ndox bi demee ba yem la ci bopp ça veut dire ne que yow tu es déjà foutu. donc loolu dañ ko waroon jël mesure yooyu. ci communication yi ñu boole ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy lab dem ci école yi tey ji géeju fel dafa yéeg tey foofu du destination bu baax Jean. parce que communication bi day jaar ci parents d'élèves yi. ñoom ñooy gën a susceptible. mun a wax ak seen doom yi déglu leen. mais suñu gisee koo xam ne peut-être gendarme wala policier léeg-léeg dinañu am benn genre tiitange boo xam ne dañuy jàpp ne que ñii li ñuy wax nii dafa kiiwul mais nag en réalité il fallait que ñu jël les dispositions nécessaires la sensibilisation aussi dafa waroon na mun a compter et da ngay gis ñenn mag ñi yoo xam ne sax dañuy génn ñoom ñu commencé fay xale yi bu ñu leen gisee tamit ils ont cette propension ñu mun a topp ñooñu loolu moo leen di indil quelquefois jëye mais lii mel ni il faudrait que l'état bi muy am surtout c'est le sens de l'anticipation parce que c'est vrai ne que peut-être que loo xam ne dafa bett nit ki changement climatique la mais il faudrait quand même aussi prendre des dispositions nécessaires pour atténuer l'onde de choc. d'accord ñu wax ci kii di Pape Djibril Fall moom nag daal dina rek xamle ni dafay wéy di des ci opposition bi donte ni nag du dem dugg ci benn groupe parlementaire mu nekk nag moom nag mu xamle ni dafay nekk ab député boo xam ne dafay libre ci service population bi lu ni mel mu ngi ko xamle rek ci daje bu mu doon amal ak taskatu xibaar yi tey jii dañ ci ànd ak Safiatou Bandiayam mu mel ni boobee élément yembul kon ñu daal di rek wax ci
ñu daal di wax ci ab xiifal goo xamante ni rek daal di nay aju ci ñaari ayu bés yoo xamante ni nag collectifu ñii di doon liggéeyee ca Sotrac SIAS ak AMA Sénégal ñoo ko daal di amal muy assemblée générale bu yaatu boo xamante ni daal dinañ ci rek wéy di sàkku nag lu toll ci ñaari téeméeri millions yoo xam ni ña ngi koy daal di sàkku ci nguur gi dañ ci ànd ak El Hadj Mamadou Moustapha Diagne ci seen kaddu wala Ousseynou Diop moo yoroon seen kaddu tey. On a des camarades yoo xamante ni depuis presque 1 mois ñu ngi observer grève de la faim mais boobu ak léegi ce qui vraiment étonne les gens mooy le gouvernement sénégalais en l'occurrence le président de la République Macky Sall amul benn geste wala benn fait boo xamante ni wane nañ ko ci situation bi mu mel na ni ñii tey di laaj seen ak seen yelleef du yalwaan du saraxu du dara lu muy ay travailleurs lañu yoo xam ni dañoo nekkoon ci ay société di liggéeyal réew mi joxe seen ñaq ak seen doole. En un moment donné ñu tas seen ay services politiquement sans préavis ñu saisir la justice dox ci ba am gain de cause ñu war leen a fay defal leen ay avance ci magistère u président de la République maître Abdoulaye Wade ñu ñëw ci magistère u président Macky Sall mais jéemul fay reliquat yooyu te ñëpp xam nañ ne état continuité la. mu nga kon mu nekkoon Ousseynou Diop mu yore kàddu liggéeykatu Sotrac SIAS ak rek AMA Sénégal maa ngi leen ko doon wax léegi Pape Djibril Fall nee na du bokk ci benn groupe parlementaire dafay daal di des ak doon ab député boo xam ne dafay nekk ci service su askan wi tey ji la doon dajeek taskatu xibaar yi dañ ci ànd ak Safiatou Ba Ndiaye. fekkiwul nguur gi day des ci kujje politique bi yeesalaat na nag nekkam ci boobule pàcc waaye nag muy leeral ni ku libre lay doon ci service su askan wi. ñoom rek la ñu fas yéene taxawal du ñu doon bu Samba du ñu doon bu Demba waaye askanu Sénégal ñoom dinañ xam ne assemblée nationale bii ñu jëm dinañ fa am ndaw loo xamante ni ak yeneen ndaw yi nga xamante ni yëpp tey jii ñoo bokk kujje politique gi. nga xam tànn nañ kujje politique gu Sénégal tànn na ci fukki weer ak juróom-ñett yii ñu toll nekkat wax dëgg yàlla Macky Sall ak gouvernement fukki at yi daal askanu Sénégal daan na ko jox mu yor exécutif bi yor lu bari ci législatif bi waaye nee nañ ko fukki weer ak juróom-ñett yii dañ la daan jox pour nga saytu waaye léegi dañuy ñëw saytul suñu bopp. coalition les serviteurs ñëwaat na itam ci jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne jàpp na ni sénégalais yaa ngi koy dund te fas yéene rek def ko xeexam ci assemblée nationale. ñu nekkee di caxatee suuf si loolu moo tax ñun bu ñu eggee assemblée nationale dinañ ànd ak kujje gi incha allah ñu def benn commission d'enquête parlementaire sur commission bi nga xamante ni moo yor wàllu domaine. moom Pape Djibril Fall woo itam Sénégal yi ci ñu gunge ko ci projet bi nga xamante ne rek intérêt bi du lenn lu dul njëriñu Sénégal. jaajëf Safiatou Ba Ndiaye Alaaji gis nga ko kon mu mel ni carte ga ma ngay wéy di leer foofee ci assemblée nationale. c'est son choix li mu def lu am solo la bokk ci élection am député ni nii laa bëgg a demee assemblée nationale muy sama ngëm-ngëm ma xeexale noonu askan wi. c'est un choix. xam na fi mu jëm xam na fi muy teg tànkam jàng na xam na réew mi juddoowul Dakar màggee na Dakar xam na ay gox yu bëri déplacé wu na dugg na ci société bi xam kenn ku nekk lan nga représenté ci société bi bu dee ci côté diine bu dee ci côté aada bu dee ci wàllu baykat bu dee ci wàllu fonctionnaire xam na ko donc am nañu yaakaar ci ni c'est un jeune dina xam bu baax nan lay xeexeele baykat yi nan lay xeexeele sàmmkat yi nan lay xeexeele teg gi ñuy toog loxo ci suufu baykat yi suufu baadoole yi parce que noonu lañ leen di faral di wooyee suufu baadoole yi am nañ ci yaakaar ci choix bi mu def que dina représenter dignement li tax ñi ko jox seen kàddu jox ko à l'Assemblée nationale. mais choix bu ñu respecté la. Léopold li ma ko laaj laa lay laaj ba léegi assemblée gis nañ ni kon mbir yi mi ngi leer Pape Diop féete na boor moom itam Pape Djibril Fall mu mel ni féete na boor. moo ci gën a nekk ci posture bu gën a délicate. Pourquoi sa posture est délicate? Il est dans l'exercice du coureur de fond. De celui qui est devant seul et que la grande masse est derrière lui. Donc ça veut dire que ce ne sera pas facile pour lui. C'est vrai que amul coalition. Léegi qu'est-ce qu'il lui poussera maintenant à garder la ligne? Est-ce que dina dem jusqu'à la logique des choses? C'est ça le problème également parce qu'il est seul et il est esseulé. Léegi ce qu'il veut dire c'est que il dina am ay moments yoo xam ne il va intervenir parce que c'est vrai que c'est un bon parolier, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, mais à l'Assemblée nationale il risque d'être très minoritaire et un peu esseulé. Donc c'est vrai que sa voix est prépondérante, mais quand même
tôt ou tard moi je me dis nekk seul à l'Assemblée nationale sans une coalition c'est courir à sa perte tôt ou tard il sera amené finalement à changer de camp. ñu daal di wax ci geneenu ka fànn nag ak benn militaire boo xam ne dafa daal di civilu nañu daal di teg loxo foofee ci université Assane Seck bu Ziguinchor mu daal di nag yore woon yamba ju bëri lu ni mel nag sécurité bu université ba moom moo ko daal di rek teg loxo mu nekk mbir moo xamante ne SAES daal di na ko ñaawlu bu baax kii di Boubacar Diouf moo yore communication bu SAES bu Ziguinchor ñu teewlu ko ci. xew démb ñun ñëpp a ko gisandoo te defe naa yëglu na loolu tamit daa nekk loo xam ne ba mu kiiyee militaire bi nga xam ne civil la dugg si na ñoom jàpp nañ ko mooy civil yi bi loolu amee tamit am na suñu collègue boo xam ne woo nañ ko mu ñëw teewee ko waa loolu dañuy dellu si waat rek di naan comme ni nga ko waxee université xam nañ ne fii pour joxe xam-xam la xam nañ ne fii pour taatan xam-xam la xam nañ ne fii aussi pour jàngale nit ña former leen teg leen si yoon boo xam ne ku fi génn nañ la naw si li nga xam ne def nañ si sa xel moo tax ñu jàpp ne loolu lu ñu naqarlu la te loolu warta am si benn université fii si Sénégal donc dañoo gëm ne loolu xëy na njuumte la boo xam ne jóge na si kenn si ñi nga xam ne jàpp nañ ne daa am fuñ bokk mu nekk militaire bu civilu donc amul benn kii boo xam ne war na mun a dugg si université bi bay def yooyu ndax ñu wax ci lu jëm ci wàllu napp gi ca diwaanu Mbuur nag lu toll ci wala sax lu ëpp 25 junni jigéen daal di nañ am ay jafe-jafe ngir daal di mën a jot ci xéewal yi leen di mën a tax ñu daal di amal seen activité transformation yooyu le maanaam soppandi jën yeeg lépp loo xamante ne xéewal la yu jënnee ci biir géej gi coordonnatrice bu pôle SADA di Fatou Ndoye moom daal dina ca yuuxu wàllu ci ab atelier boo xamante ni jagleeloon nañ leen ko foofee ca diwaanu Saly dañ ko ciy daal di teewlu moom Sada Fatou Ndoye. tey ñu daje woon fii ak le bureau du REFEPAS les présidents des commissions ak ñi nga xam ne ñoo nekk présidentu aire de transformation maanaam bërëb yi nga xam ne fi la ñu soppali jën yi tey pour ñu war a waxtaan seddoo document bi nga xamante ne tey consultant bi Mansour Ndour def na ko ci étude bi nga xamante ne mooy étude bi wane jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu soppali jën ci seen wàllu liggéey ci lim bi ci li ñuy dugal ci koom ci liy dem ci kër ba seen dayoom ci gàttal daal pour ñu mën ko xam tey étude bi rek moo ñu mën a permettre ñu xam lim boobu nan la ak ñaata lañu njeexital bi mu am nag ku ne xam na ko parce que nit ki nag boo xamee sa bopp nag dangay fekk da ngay gëm sa bopp nag saa su nekk saa yooy wax dañ ko teg ci firnde yu leeral ñu dem nag daal di teewlu xalaatu askan wi. ñu ngi leen di nuyu bu baax waa groupe D-Média di rafetlu seen liggéey di siyaar Mansour Diop ne gis ngeen sama facture bi passé maa ngi fay 27700 moo nekkoon le 7e mois 2022 ñu indi laatal ma facture bii moo nekk nii le 9e mois 2022 ñu defal ma 61900 maanaam dañoo doublé facture bi maanaam bu dee liñ campagne nag ci nit ñi lañ ko bëgg a jëlewaat wax fa dëgg yàlla réew mi li metti doy na sëkk lii metti na trop même kër gi fi ay frigo dolli ko woon sax lii jaaduwul xam nga 27000 nga ñëw indilaat nit ki 61900 yéeme na lool. waaw ñun dañoo nekk ci maraîchage di liggéey maraîchage nekk Kër Mbaye Fall waaw ci forêt bi tout près rek ci quartier Kamb. waaw ñun dañoo bëggoon ministre de l'environnement muy suñu maire Abdou Karim Sall bëggoon mu jàppale ñun waaw ñun ñi nekk ci maraîchage bi foofu ci tool yi mu jàppale ñu waaw parce que daal ñun daal bëgg nañ ko ñu jàppale ñun ñi nekk ci toolu Kër Mbaye Fall yi ci quartier bi ñu naan Kamb. asalaamaaleykum mbokki D-Média ñu ngi leen di nuyu di leen di wax ne lii nag ab xur la boo xamante ni moo ngi jaar ci dëkk bu ñu naan Joli Mandax nekk dans le département de Kaffrine mu nekk xur bu yaatoo yaatu toll ci 2 kilomètres de longueur profondeur bi moo ngi ci 5 mètres à peu près
donc ñoom nag seen jafe-jafe mooy que ni xur bi dafa séparer li nga xamante ni moo di dëkk bi en 2 parties te ñoom amuñu ay passagers yoo xamante ni dina leen permettre ñu mën di relier beneen partie bi pour nga dem beneen partie bi il faut valoir nga def benn tour boo xamante ni dina toll presque 1 kilomètre wala 700 mètres yoo xamante ni dañ ko dox pour nga mën a jaal si benn pont boo xamante ni ay bant lañ fa teg sax wóorul ndax des fois sax nga jaar fa ay saret surux ak moom donc ñuy wax ne askan wi xalaat askan wi bon toujours ci wàllu ndox bi facture Sen'Eau yi moom lu ñu ci wax am na lu ñu bàyyi te gis nga nguur gi mu ngi sàggane lu doy waar gis nga Sen'Eau ak facturation bii mënut a continuer yàgg dina am arrêt xaw ma nag nan lay doon ak kañ lay doon ak nan lay amee mais arrêt moom dina am est-ce que xëy privé Sénégal gépp ndox benn étranger ñoo xañ ñëpp ndox liggéeykat yi dénoncé nañu ña fay liggéeyee manifesté nañu ñëpp askan wi waxaale wu ñu leen foo doon fayee 20 000 te yaa ngi fay 75 000 li ñu waxoon ci ndox mi ci wàllu sellal ndox mi loolu du dëgg amul li ñu doon wax ci wàllu ndox mu am quantité loolu amul li ñu doon wax ci ay forage yu ñu yokk ba ndox mi gën a baax ci Ndakaaru amul c'est-à-dire tous ci lu ñu promettre nit ñi amul ci ndox mi ba noppi di facturer nit ñi facture maa tey boo xam ni kenn xamul man xawma Sénégalais yi dañu leen a yeew wala dañoo toog seen gémmiñ wala xawma qu'est-ce qui se passe ba SDE xawma Sen'Eau li mu nekkee bi Senelec doon def genn wàll gi mais ñëpp ko yëg dëkk bi yëpp génn waxuma kenn nga génn mais nañ ko fajin woo xamante ni ci fulla lay doon parce que ñii li ñuy def Sénégalais ante nañu ko de mooy société bi yées ci Sénégalais yi ñi nga xam ñoo yor ndox mi Sen'Eau Aquatec CO Félix amul ci kenn koo xam national nga mais ñoo yées ci ñiy exploité tey Sénégalais yi ci di leen jox ay facture mais loolu ndax lan ñu bëgg ko bàyyi muy jàll noonu après kenn du wax ay li ci gën a metti xoolal tiraillement bi am ci diggante AIBD ak Senelec ci fan yi ñu weesu directeur bi syndicaliste bi alors ñoom ci seen diggante tiraillement xeex mais bu dee société étrangère bu ñëw fii teg ndawal di ratt deretu Sénégalais yi ñëpp naan xiib ub seen gémmañ mais dañuy sawarante seen diggante xoolal société chinois bi li muy def li xale yi di liggéey ci autoroute bi nga xam ni génn nañ sax benn préavis pour dem grève di leen exploiter ci façon bu bon di leen use maire bu Diourbel bu Thiès bu Mbour gouverneur bu Thiès bu Diourbel ñëpp jox nañ ay préavis pour annoncer leen ni leen société chinoise bi di exploiter ak di leen use mais kenn faaleegu leen te xam ngeen yéen ñi jël yoon wi ay ndaw dong ay sénégalais ay jàmbaar ay diplôme ñoo ciy liggéey ñu toog noppi rek étranger yi dañuy def lu leen neex te kenn du wax te bu ñu xëyee tey grève sénégalais yëpp yëg ko benn wata du dem benn wata du dikk xam-xam lu ñuy def xëy bu suba sàkk leen pexe bu boobaa sénégalais yi lañu fiy fekk gis nga étranger yi nekk fi diñu bëgg ñoo toroxal jàpp ñu jaam ci dëkk bii billaay ñu ngi ci interprète société civile lu dul dëgg mënta continuer Sen'Eau ak ñeneen étranger ni ñuy def suñu doom yi ci wàllu liggéey bi dina dakk de bu dakkul tey dakk suba jaaduwul Sen'Eau multiple questionnement parce que léeg-léeg nga jot seen facturation mais quelque part da ngay am l'impression que facturation yi day gën a monter di dem léegi qu'est-ce qui vaut cela mais aussi Sen'Eau il faut dire que Sénégal tamit ñun suñu ndox la il y a la plupart du temps suñu ndox la c'est des étrangers qui viennent s'établir chez nous ba pare ñu ne nañ leen jox maanaam la propension ñu mën a séddale ndox bi mais ci séddale ndox facturation ndox yaa benn mètre cube d'eau ba bi ngay am 20 mètres cube d'eau ci consommation 200 akus lëf boo xësee passé 20 mètres cube d'eau rek beneen mètre boo ci yokkaat facturation 600 et quelque la parce que ñoom foofu ñu ngi sóor ne benn kër lii la war a mën utiliser ci ndox ci weer pour lan soo ko dépassé peut-être yaa ngi def benn activité boo xamante ne pour lan
Non, c'est au niveau de la facturation. C'est la Il y a vraiment problème. Parce qu'il faut nous expliquer comment la facturation se fait. Tu peux pas nekk sa kër, tu as l'impression que yow ndox bi da nga ko jëlee avec parcimonie, maanaam da nga defee le maximum possible pour que facturation bi bu mu monter, mais à ta grande surprise da ngay ñëw nga fekk facturation bi monter. Qu'est-ce qui se passe? Loolu nag je crois que c'est le gouvernement qui doit régler ce problème-là. Mënuñu jël ay yenn entreprises yoo xam ne ils viennent de partout, je ne sais pas, elles viennent de partout. Ba pare suñu ñëwee suñu établir commencer maintenant di ñu jàpp comme ay personnels yoo xam ne nous sommes des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Ils sont dans notre pays. Soit ils peuvent se conformer, xam nga, aux dispositions de la loi, ou bien suñ ko mënulee ñu seet beneen entreprise boo xam ne au moins ça peut créer des plus-values pour le peuple. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que c'est nouveau, que le gouvernement puisse taper du poing sur la table et dire que basta, parce que ça continue et puis voilà, les prix flambent, personne ne peut maintenant aller payer maintenant la facturation, parce que plus on nous appauvrit, plus ñi ngi ak ñoom, plus on s'appauvrit. Donc il est grand temps nag que l'État puisse les convier à une rencontre boo xam ne de vérité, et ça c'est le gouvernement qui doit le faire. jaajëf Léopold Tamba, jërëjëf Alhaji Mamadou Mansour Diop, jërë ngeen jëf yéen itam rek askan wi nga xam ne yéen a toogoon di ñu seetaan.